mbokku téléspectateurs yi safoo ci ànd ak ñun ci ITV yegsi leen ak jàmm ci seen ndaje total local ni ngeen ko tàmmee am ba ñu duggi ci mbirub élection yi ba léegi bés bu ne ñu waxtaanee lu jëm ci gox-goxaan yi waaye itam ci ni leen di doxal waaye nan la ñuy def ba ñu mën a yegsi ci développement wala ci loo xam ne waa yeewu ci gox yooyee dinañ ci mën a gis seen bopp. tey jii nag ci seen plateau ñu am mbégte dalal koo xam ne xelam màcc na ci lu jëm ci mbirub yoon waaye itam ci nu ñuy yore ab réew mbirub constitution di charte bu gën a rëy ci réew mi moom mi di professeur Ngouda Mboup nekk itam président bu comité scientifique bu Afrikajom Center Afrikajom Center xam ne ba élection yi dubbee ñu yegsi ci campagne électorale bi amaloon nañu ab buur boo xam ne ñoo ngi ko doon def biir Sénégal ngir dem ci yenn ci gox-goxaan yi xool nan la ñuy def ba organiser ay plateau yoo xam ne débat lay nekk waxtaan ci diggante candidat yi ak itam ñi yeewoo ci gox yi plateau yi yooyu xam ne dañ ci doon bëgg waxtaanee lu jëm ci mbirub programme yi lu jëm ci mbirub gouvernance locale lu jëm ci mbirub transparence loolee yëpp nan la demee ak itam lan moo waraloon seen démarche boobee ay poñ la yoo xam ne dañ am mbégte waxtaan ci ak professeur Ngouda Mboup professeur ñu nuyu la dalal ak jàmm bàyyi la nga nuyu waa Sénégal ak waa àdduna yu ñuy teewlu. jërëjëf sax maa ngi kontaan di am mbégte ci invitation bi di am mbégte saa su ne di ñëw ci kër gi fii. di nuyu aussi téléspectateurs yi sénégalais yi ñuy seetaan fii ci biir Sénégal ak dans la diaspora. di yaakaar ni aussi waxtaan wi ñu nar a waxtaan njëriñ dinañ ci génn. incha allah alors professeur ni ma ko waxee ci tàmbali gi rek yow yaay ki jiite comité scientifique bu Afrikajom Center ci élection yi bañ cay waaj a dugg laata même sax ñu nañu wax campagne bi te démarré am ngeen ab initiative boo xam ne tegoon ngeen ko ne da ngeen bëgg ànd ak waa Oxfam ak itam ay yeneen réseau ne da ngeen dem ci biir gox-goxaan yu bëri ci biir réew mi ngeen tàmmoon ci juróom. muy Ziguinchor Saint-Louis Kaolack Mboro ak Ndakaaru bi xam ne moom ngeen mujjee ci tëjal lan moo nekkoon seen tànk ci gox yooyee lan moo taxoon ngeen ni faw ngeen dem am ab waxtaan ak candidat yi ngir waxtaanee lu jëm ci élection locale yi. jërëjëf question bi am na solo parce que boo xoolee Sénégal dafa am lu mu bokk bàkke boppam Sénégal dafa ne taariku démocratie moom la bëgg a doxal waaye ci loolu nag nguuru Sénégal état du Sénégal dafa am lu ñu ko dénk. mais liñ ko dénk dañ ko am lu ñu ko dénki maanaam ñi nga xamante ne ñoo ŋànk nguur gi dafa am lu ñu leen sas waaye gox-goxaan yi aussi ci Sénégal ni mu tënkee boppam dafa am ñu ñu ko war a dénk ñooñu nag dañu leen ko dénk parce que dañu jàpp ni ñoom ñoo yeewoo ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a donc saafonteel ci seen i soxla ñoom aussi gox yi nga xamante ne fa la ñuy yeewoo fa la ñu dëkk ñoo ko war a defar donc loolu moo tax collectivité locale yi ñu teg leen mais dañu def ni ci jàngat. boo xoolee te loolu jàngatkat yëpp wax nañ ko boroom xam-xam yëpp wax nañ ko sooy natt ci démocratie buntu bi ci collectivité locale nga koy jaare foofu mooy porte d'entrée bi maanaam buntu bi fi ngay jaar bu ko defee gox-goxaan yi waru ñoo soox parce que bu nu sooxee rek askan wi dinañ ci loru te li ñuy namm ci démocratie duñ ko am boo xoolee yeneen dëkk yi nga xamante ni yëpp ay dëkk yu avancé la boo xoolee dëkk yooyu seen gox-goxaan yi dañoo développé. fa lay jóge dem ca kaw. léegi nag ñun dañoo xool ni élection locale dañ ko daan sofantal maanaam dañ daan ñëw rek nit ñi yuuxu tàccu après mu dem ñu wote ñi ñu nattal leen juróomi at jeex après bu ñu ñëwee du am bilan du am dara askan wi du ñu xam naka la. léegi nag ñu ne comme nguuru Sénégal def na ci ay jéego ndaxte soppi na wot bi nañ koy defite léegi ki nga xam ni mooy. jiite liste bi moom mi nga xam mooy nekk ci kaw mooy dem natt seen bapp bu ñu wotee ca dimanche ba yéen journalistes yi bu ngeen commencé joxe résultat rek dinañ xam ne kan mooy maire bi léegi ci boobu nag ñun ñu ne aussi waru ñu toog nañu dem ñu gindi ñi nga xam ni mooy askan yi fii nga xam ni mooy ñi fa nekk ak ñi nga xam te ne ñoom la ñu war a saafontool ñooy laaj seen baat ñu teg ñooñu ci seen kanam ñu laaj leen ku ci ne lan nga namm def ñi nga xamante aussi dañuy yoroon li nga xamante ne moom mooy raaya n'est-ce pas gox-goxaani ñooñu aussi ñëw def seen bilan bu ko defee ñu mën saafonte confronté ko citoyens yi ñi nga xamante ne ñooy askan wi mën ci gind ba nga xamante ni bu ñuy wote ku ci ne da nga xalaat ni lii kat mooy li gën ci man nga mën a dem ca bañ gàcce ga nga wote ci programme bi gën ci loolu ñu ne nag comme mënuñu woon def Sénégal parce que dafa gàtt parce que élection locale campagne électorale bi fukki fan ak ñeent la rek donc boo xoolee sax donc suba lay jeex donc nga xamante ne samedi dañuy noppalu dimanche ñu wote
ñu ni dañuy jël ay villes yoo xamante ni référentiel sectoriel la maanaam foofu boo fa jëlee dafay génne rek mën nga koo natt ci li des ci Sénégal gépp léegi ñu ne dañuy jël Mboro ndaxte Mboro ña fay nekk di fa yeewoo dañoo sonn parce que am na ay pollution loo xamante ne mën na lool lor te loolu collectivité locale bi daf cee am lu mu ci war a wax am lu mu ci war a liggéey du rek état du Sénégal parce que ba ñu demee foofu gis nañ ni état du Sénégal dafa signé convention minière ak ay ICS et cetera te loolu noonu ba tey jii nii ñoom collectivité territoriale bi ñi ngi naan amuñu moyen parce que état du Sénégal mooy décider ci loolu beneen bi ñu xalaat Kaolack ndax Kaolack ni mu mel te Kaolack Carrefour la war na changer te question yi ñu doon traité question environnement la ak justice climatique ñu ne kon Kaolack daa war a bokk bi ci des ñu ne Ndar parce que Ndar moo jur république bu Sénégal te Ndar dafa am taarix ci justice climatique waaye aussi les ressources naturelles parce que pétrole dafay ball te foofu ci ndox mi la génnee te loolu dafa am lu muy jur ci ñi nga xamante ne dañu war a napp suba ak ñi nga xamante ne ci gàncax gi li fay yeewu li ñuy dundee beneen bis rek ci gi coor ñu ne dañ fay dem parce que foofu jàmm mi nga fay commencé sax te tamit nguur gi mi ngi fay def ay jéego mairie bi warut a des gannaaw ñu ne Ziguinchor am na solo ci côté boobu aussi beneen bi ci topp mooy ñu ne Dakar Ndakaaru lu tax parce que mooy capitalu Sénégal kenn mënut a wax benn ville di ko bàyyi donc ci loolu nag la ñu demee ñu ne nag dañuy jël loo xamante ni ci la ñuy saafanteeg ñoom yoo xam ni du rek loo xamante ne da ngay ñëw falaa déedéet dañuy wax loo xamante ni dañ koy teg ci xam-xam teg ko ci échéance maanaam ci diir waaye aussi teg ko ci coût maanaam ci koppar ak maintenant teg ko ci planification naka lañ koy defee ñu indi justice climatique maanaam nekkin environnement qualité de vie cadre de vie ñu indi aussi justice environnementale waaye ñu indi aussi justice économique ñu indi aussi inégalité sociale maanaam ñi nga xamante ni donc nekkin wi xaw na metti tuuti ñu gestu leen ñii di handicapé yi ñii di ñi nga xamante ni ay jaaykat lañ maanaam tailleur yi ñii di menuisier métallique yi et cetera maanaam gox bi ña fay yeewoo ñëpp seeni problème ñu jël sa wàll bu ko defee nag ñu tënk ko ñu boole ci nag redevabilité transparence ak citoyenneté maanaam ñi nga xam ne dañuy laaj aussi ñoom gox-goxaan yi bu ñu leen ko joxee naka lañ koy téyee et téyeen wi est-ce que téyeen wu sell lay doon te bu ñu paree ci téyeen wi aussi est-ce que ña leen ko joxoon danañ dellu ci ñoom maanaam reddition des comptes waaye aussi di waxtaan ak ñoom di saafonte ak ñoom pendant ci juróomi at maanaam information ñu ni nag loolu pour mu mën a nekk ci campagne bi la ñu waroon a mën a profiter taaj leen ñoom ñëpp bu ñu leen taajee nag comme ni muy amee ci démocratie yu mag yi dañuy bàyyi askan wi ñëw toog aussi ku ci ne boo ñëwee ni man kat lii laa namm lii laa bëgg a def wala lii kat lii laa ci xam wala lii kat lii laa ci jàpp askan wi tamit mu doon débat ku ci ne jël parole laaj ku nekk wala mu ni lii kat ngeen wax man kat lii laa ci jàpp wala lii laa ci xalaat wala bu ñu ci defoon lii et cetera bu ñu paree ñu tënk ko après ñu dem noonu lañ def Mboro noonu lañ def Ziguinchor noonu lañ def Kaolack noonu la ñu def Ndar noonu la ñu def fii Dakar moom ci démb moom ngeen ko doon tëj sax waaye da ngeen wax loo xam ne daa mel ne lu xaw a jafe ndax bon d'accord nañu Sénégal ku koy bàkk da nga koy bàkkee dëkkum démocratie waaye démocratie bi moom dafa mel ne confrontation d'idées dañ ko fiy bañ ndax mbirub débat soo ko waxee rek gis nañ ne politiciens yu bëri dañuy lànk ne non du ma toog ak diw wala du ma toog ak diw loo xam ne télé yi sax ñem mënuñu ko matal yéen nan ngeen def ak waa candidat yi la ca mel ne Ndar xam ne Mansour Faye Mary Teuw Niane Moussa Diop ak ñeneen ñoo ngi fay xëccu fii Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr Barthélémy Diaz Mame Mbaye Niang ak ñeneen démb sax Mame Mbaye rek moom moo teewoon comme candidat nan ngeen ko est-ce que du échec en quelque sorte politique bi xam ne ñoom dañ koy prôner wala li ngeen woote moom moo nekk loo xam ne ñoom méngoowul ak li ñuy bëgg. waaw xam nga échec sax soo ko waxee peut-être que mën na doon jugement de valeur. bëgguma loolu waaye mën naa ni sunu politique yi danoo xaw a ragal loolu te loolu mooy exercice su démocratie maanaam tey ñoom ñu ñëw toog ak yow mi nga xamante ne journaliste nga yow information sénégalais bi yow boo ko joxul peut-être que dina jaxle pour am ko mais boo leen woowee sax da ngay gis ni période campagne dañ lay wax waaw dama nekk ci la ñuy def te li ñuy def lépp caravane boo xam ne dañuy dem teg musique rek teg voilà musique rek la ñuy teg rek di woy rek di wax kenn xamul ndax li ñuy wax fan lañ ko teg wala di wax lu la neex am na ñoo xam ni sax raconte leur vie loolu nag dafa tax ba nga xamante ne ñun ni ñu def mooy ñun dañoo saafonteeg ñoom seen état major ku ne ñu wax la nan lañ ko mun a defee ñu woo leen waaye li ñu ci génnee mooy lan fépp fuñ ci dem
da ngay xool ni ñi ŋànk collectivité locale bi maanaam ki ko ŋànk presque du ñëw te redevabilité la ñuy wax mais du ñëw ñenn candidat yi daal fu mel ni Ndar ku mel ni Mary Teuw Niane ñëw na ku mel ni Maître Aba Talib Gueye ñëw na ku mel ni Moussa Diop ñëw na voilà feneen ñëw ñu Dakar démb Mame Mbaye Niang rek moo ñëw ñeneen ñi ñëwuñu boo demee donc mu walay wan ni loolu et puis du fi gan boo demee même élection présidentielle boo bëggee def débat ak candidat yi dañuy bañ Abdou Diouf da koo bañaloon Ablaye Wade président Macky Sall amoon nañu bëggoon a def débat 2019 ay ñoom ñu moom moo ci àndul woon moo tax débat bi mënul woon a nekk tey tamit da ngay gis ni kon dafa mel ni dafa am ñoo xam dañoo free la maanaam ñi nga xam ne ñoo ŋànk di gérer ñoom ñëpp muy nag ñi nga xam ne ñi féete opposition bi ak ñi féete nguur gi bu ñu leen woowee dañuy bañ kon classe politique bépp la ñoom ñoo ragal exercice su démocratie bi suñ ko ragalee nag dafay am lu muy wundu dafay wane ne soit dañuy woo ci ay nax wala soit li ñuy def méngoowul ak li askan wi bëgg. ci loolu sax ndax da ngeen ko wax képp fo boo leen doon dem bu ne da ngeen leen doon andil ay poñ yu leer naññ. ne leen ci lii ak lii la ñu bëgg waxtaanee juste environnemental équité surtout redevabilité compte def réduction compte yi. ñu wax ne bilan bi lii la. lii lañ fi fekkoon ci budget fii lañ ko yóbbu lii ak lii. est-ce que loolu matale ngeen ko même si ñiiti maire sortant yi ñëwuñu toog waxtaan. waaw loolu day parce que yenn saa yi dañuy gis ma rectifier rek sax Dakar dem parce que kii di Doudou Wade moom amoon na représentant kii di aussi Barthélémy Diaz amoon na représentant donc ñi ci des ñoo ñëwul kon si sa question donc loolu day tax ba nga xamante ni man dama jàpp ni su fekkee ni par exemple dañu lay woo si exercice boobu te exercice boobu noonu ñun ñu mun ci wuyu buñ ñu ci wuyuwul ça veut dire que en réalité ñun y a problème entre ñun ak acteurs yi maanaam li nga wax léegi li nga laaj boo ci mënee dellu si mbirub réduction des comptes redevabilité bii xam ne ñoom dañ koy wax tout le temps surtout ci benn poñ boo xam ne dama ci bëgg dellu tuuti rek mbirub gouvernance locale waaw ndax dañu am yenn saa yi te wax gouvernance locale yenn saa yi loxo yi ka nekk ci kaw da ci nekk maanaam président wala non damay nekk maire nguur wala damay nekk maire opposition est-ce que loolu nekk na ay problèmes yoo xam ne soulevé nañ ko ci seen parcours yi xam ne def ngeen ko bien sûr loolu la woon sax boo xoolee sax débat bi da doon gudd ba nga xamante ni dañuy sax doon jàppante da ngay ñëw jox candidat boo xam ne 5 minutes la am mu wax askan wi jóg aussi ñu posé ko ay questions mu ni 5 minutes dafa tuuti mais juste nga xam ne ay jàppante la woon ci ay questions mais lépp nag ci ñu tënk ko ci technicité ñuy wax ku ci ne na nga toogee bu ñu waxee par exemple ma jox la kaawu Mboro bi ñu ñëwee ñoom ñu ni Mboro ñoom gox-goxaan bi fenn rek la jëlee ressource am mooy marché bi ak gaaru ceer te gaaru ceer bi 80 millions lay dugal ci juróomi at ñun ñu ni am jug ni nag am na ci gafaka gi ak yoo xam ne li ñu tuddee les niches war nañ fa mën a chercher pour mën a donc élargir l'assiette fiscale moo tax ñu génne fa dans le code des collectivités territoriales ñu ni leen y a la taxe sur la machine à coudre par exemple mais tout ça maintenant am ay artistes yu ñëw parce que la culture compétence transférée la ni leen yéen ci budget bi loolu da ngeen koy fàtte financer wala da ngeen yaakaar ni ñëw defal ñu concert rek loolu mooy culture taxaw ay artistes taxaw ni leen ñu gëmuñu loolu dañoo gëm ni en réalité dafa war a am une politique publique locale de la culture parce que dëkk bi ci ne sa culture aussi dafa am spécificité mu am une culture sénégalaise globale donc loolu yëpp ñu tënk ko ñu ciy waxtaan moo tax bi ñu demee même acteurs yi dañ koo nangu ñoom ñëpp dañoo jaajëfal te ba ñu paree fu mel ni Mboro ak fenn am na ci population yi ñoo ni li ngeen def nii bala ngeen bu ngeen demee ñun ñoo koy def après ñun ñooy woowaat sax candidats yi avant ñu yegg dimanche pour yeggaat ci encore gën ko xóotal kon ñoom jàpp nañ ni approprié wu nañ ko candidats yi aussi d'accord nañ ci maintenant léegi nan la ñu mën a def ba chaque échéance ba chaque élection ñu mën a xam ni question yooyu dañ koy toog di ko waxtaane réew mi nag parce que folklore bi dafa bari trop parce que su fekkee ni par exemple candidat yi ku ci nekk dañuy ñëw ku ne di invective sa morom ku ne di saaga wala ku ne di wax loo xamante ne maa mën dañ lay taaj ne la lan nga mën wala li ngay mën foo ko teg maanaam li ngay def ñaata nga koy defee li ngay def ban échéance te sax loolu daf ñuy wan ni man fi ñu jaar yëpp candidat yi soo leen waxee waxi xaalis
duñ ko wax. dañoo ragal sax dem ca budget ba. donc loolu ci loolu laa doon yegg si. parce que mbiru budget dafa nekk lu xaw a sensible yenn saa yi dañuy ci émission bi fi Khalifa di def tey ci guddi gu ne tànn sama dañuy gis candidats yi da ngay ñëw ñun la non bëgg nañu tabax lii bëgg nañu defar lii bëgg nañu defar lii mais en terme d'investissement soo leen waxee seen budget lu si ëpp dañ lay xalaatal mbir fonctionnement alors que budget bi ñu ko taxawalee am na budget parti boo xam ne ci investissement la war a jëm ci acte 3 de la décentralisation mbir partenariat public privé ay poñ la yoo xam ne ñoom war nañ fa mën a dem est-ce que nan ngeen doon def ba liiti projet yi ñu leen doon jox ngeen leen doon wax nan ko quantifier wax est-ce que c'est quelque chose de smart de réalisable. parce que xam nga lan lañ doon wax ñun. peut-être dañu naturoon. waaye parfois ñun doon nañ sërëxal ay questions. wala ñun ñu bokk ci laaj ay questions. mais soo xoolee questions yu bëri buñ ca yeggee du mat maanaam da ngay gis ko xam ne la bëgg naa def lii nam naa lii waaye du la wax nan la koy defee. wala ban koppar la ciy def. maanaam soo ñëwee par exemple am na ñu bëri ñoo xamante ne jëluñu budget bi nga xam ni moom lañ fi fekk. dernier exercice bi nekk nii ñu ni lii lañ fi fekk bu ñu ñëwee budget bi fii lañ ko bëgg a yóbbu. alors que communes yu bëri ci 2022 bi budget seen budget ba pare. beneen bi ci topp bi ñu demee Mboro ak feneen surtout bi ñu demee Mboro. am na koo xam ne dañ leen laaj ñi leen yéen est-ce que budget bi ngeen di voté c'est un budget sincère et équilibré. alors que code général des collectivités territoriales daf leen koo sas ñoom. collectivité territoriale. ngay gis ni loolu day indiwaat leneen mooy sa wax. maanaam ñoom seen budget yi 95% lépp fonctionnel. ay 5% d'investissement lay am. alors que collectivité territoriale yi 9 domaines de compétence bu ci mënul investir. mooy maanaam lañ ko jox day dis ki moom mënu ci def dara. donc naka la ñuy def maintenant ba investissement bi jël le dessus sur. n'est-ce pas le fonctionnement foofu nag lañ ñi leen yéen mën ngeen a jël ay taxes. ay taxes fiscales ak ay taxes parafiscales. mais war ngeen mën a def des conventions de partenariat mais war ngeen mën a def aussi ay conventions yoo xam ne c'est des conventions locales. maanaam day tax ba nga xam ni koom-koom ki ak gàncax gi mën a rester ci gox bi. loolu nag li koy indi mooy gestion transparente. maanaam ni ñuy yorin gi sell. mu nekk lu leer parce que yorin bi leerul maanaam lu ci bari exercice budgétaire wala lu ci bari par exemple collectivité territoriale bi du ci communiquer. du wax ak ñoom parce que redevabilité exercice xamuñu sax seen budget ñaata la toll. wala fi nga xamante ni peut-être que ñoo am ay budget yu mag. da ngay gis ni loolu am na problème beneen bi ci topp ñu aborder question yoo xam ni tamit. citoyens yi dañ doon jaaxle. foofu aussi ñoom gindi na leen. parce que municipalité yi wax nañu quand même ni leen am na loo xam ni nag. du suñu cër. état bi ko war a def defu ko mais est-ce que du seen faute quand même tam ndax da ngay gis yenn saa yi candidat boo xam ne mairie lay xëccoo mais su taxee di wax da nga yaakaar ne candidat présidentiel la ndax da lay wax ne la dinaa yokk sécurité bi dinaa wutal xale yi liggéey alors que am na yu bëri yoo xam ne bokkul ci ay domaines de compétence. moom laay wax loolu discours démagogique. oui maanaam démb Dakar bi ñu waxee wax ci canaux ouverts yi. am na ko wax mais dañu jël leen loolu mbirum état la. mbirum seen état la donc état ko war a def. loo wax collectivité territoriale yi tooñ leen. mais bi si topp mooy trottoir yeeg ni ñu koy defee loolu si domaine public la bokk. code du domaine de l'état 1967 dafa wax ni ñu fay toogee. waaye état bi daf ko jël ne leen yéen xoolal leen ma ko rek. mais collectivité territoriale yi ñoom maintenant ñooy joxe yenn autorisation yi ba yow tey boo yoroon sa oto tey day am ñu xëccoog yow trottoir bi ak sosi bi loolu wax nañ ci am ñu ni donc voilà parce que il faut cadre de vie bi ak environnement bi mën a nokk donc voilà dañ ko ci bàyyi dañ koy xoolaat en tout cas question yoo xamante ne la ñëw na mu leer ne la ni citoyens yi lii da leen soxla te puis bi ñu fa demee ñëpp a ñëw ay imam ay vicaire ñëpp maanaam li nga xamante ni mooy gox-goxaan yi ni muy doxee ku ci ne soob na la professeur benn laaj boo xam ne dafa am ku ma ko sant sa sànq ne ma est-ce que nguur gi nekkul woon dañ ko waroon invité itam ci waxtaan wi ndax yenn saa yi coow day am dañ lay wax ne la dañoo def ay transfert de compétence mais budget ak fonds yi xam ne day ànd ak compétence yooyu lu si ëpp du nekk luy ànd ak ñun ba yenn saa yi pour ñu jot ci xaalis yi ngir mën a doxal suñu gox day nekk lu jafe wala mu ñu andil ay sikki sàkk dañuy mujj ti wut ci ay fonds de dotation ak nguur gi li mu mën a may wala yenn projet yi xam ne dafay am est-ce que nguur gi warul woon ñëw toog ci waxtaan yooyee. waaw xam nga bi ñuy dem gox bu ñu dem. avant active ñetti fan lañu fay def. boo xoolee man maa coordonné Saint-Louis Mboro. doyen Alioune Tine muy président fondateur Africa Jom moom moo coordonné Ziguinchor ak Kaolack. donc noonu lañ ko defee en même temps ay équipe waaye dañ ni nguur gi dañ koy yëgal rek duñ ko ci boole. parce que bokku ci parce que boo ko boolee bokkul ci élection. élection la ñu nekk. moo tax fépp fu ñu dem dañoo bu ñu yeggee li ñuy njëkk a def. dañu daan yónnee préfet bi invitation. daan nañ leen invité nag mais li ñu daan gën a def gën a jàpp mooy dem seeti leen yëgal leen ni ñu ngi fi pour ñetti fan te lii la ñuy waxtaane briefé leen waxtaan loolu xam nga lan moo tax comme nguur gi yoonam nekku ci dañ ko ciy génne mais nag dañ ko ni bàyyil xel ni ñi ngi waxtaane loolu parce que ñun waxtaan wi rek
du yam ci lii ñu suñu paree fépp fu ñu jaaroon dans 1 an wala 2 ans dañuy def bilan suivi évaluation parce que dëkk yi ñu def yëpp am na rapport général suñu paree dañ koy tënk et donc ku ci ne engagement bi nga jëloon bu ñu la falee day doon promesse bi nga doxee woon bu ñu la falee day doon engagement donc engagement yooyu boo ko réalisé wul dans 2 ans ñun mën nañ fa dellu waxtaan wala kat ñu ne ñun kat demoon nañ fa waxtaan waaye lii lañ fa fekkoon par exemple fu mel ni Mboro ñun dem nañu waxtaan ak ñoom convention bi nga xamante ni convention minière la entre l'État du Sénégal et les ICS ça date de 1999 ñu waxtaan si ñu ne war nañ ko mën a xoolaat est-ce que war na mën a am révision etc. Et puis ICS moom aussi mu jéem a def ay effort ci moom ba nga xamante ni ñi nga xam dañ fay yeewoo te ñu ngi vivre pollution et cetera nan la ñuy def ba nga xamante ni RSE parce que RSE ku mel ni par exemple British et cetera à Saint-Louis waxtaan nañ lu mel ni RSE maanaam RSE du rek ñoo xamante ne da ngay ñëw jox nit ñi ay maillot wala dara waaye da ngay ñëw jàppale nit ñi ci école ci nekkin ci dëkkin bi ba nga xamante ne entreprise bi li mu fiy def bu mënee yàq sax gàncax gi dina ko mën a réparer en tout cas loolu lañ fa tënk muy loo xamante ne exercice boo xamante ne la nit ñi magnifier nañ ko maanaam lu bees la am na nag ñu ko xaw a ragal mais mënta ñàkk ci non mais politicien par la force mu am leen lu mu saa day gis lépp toujours dëgg la pour terminer en 30 secondes rek lii ci rapport yi ngeen def est-ce que ce sont des rapports yoo xam ne di ngeen ko def mu nekk lu public ba ñiiti xam ne ñoo yeewoo ci gox yi ñooñee xam ne dañ leen dig ñoom ñu mën koo saytu gis ko su ëllëgee su fekkee ne ñooñu def nañ ko wala defuñu ko ñoom tamit ñu mën ci am seen kàddu waaw xam nga Afrikajom Center dafa commencer positionné wu ñun soo xoolee suñu rapports yëpp c'est des rapports publics on a fait un rapport sur la gouvernance et la sécurité dans le Sahel ñu def sur l'extrémisme violent ñu def aussi un rapport sur la gouvernance c'est des rapports publics maintenant comme Oxfam suñu partenaire la te moom aussi dafay def ay rapports donc am na des rapports sur les inégalités sociales am na boo xam ne c'est sur les dettes la dette n'est-ce pas en fait voilà privée des personnes privées de l'État yooyu yëpp ñu ngi ciy liggéey ak ñoom mais ñun suñu rapports yi après dañ koy génne n'est-ce pas askan wi ñu saafoonteeg ñoom ñu xool ci mais surtout journalistes yi muy ku nekk donc mën ci waxtaanaat pour ñu mën a gën a yaatal pour mën évaluation mën a am ëllëg ak suivi ku ci wax damay tabax école après su ko tabaxul après 2 ans peut-être ñu toog waxtaan ñu mën a waxtaan ak moom sant ko bu baax gërëm ko moom professeur Ngouda Mboup nekk président bu comité scientifique bu Afrikajom Center moom moo ne woon suñu gantey ci seen total local ñu doon waxtaanee ab tournée boo xam ne ñoom ñoo ngi ko doon def ci juróomi gox ci biir réew mi Ziguinchor Saint-Louis Kaolack Mboro ak itam Dakar ngir waxtaanee lii ci programme yi lan la candidat yi ci diggee waaye itam maire yi xam ne ñoom ñoo toogoon nan la ñu def ci seen ab bilan ngir waa gox bi mën a xam bu baax kan la ñuy tànn ci seen élection yi ci ñëw mbokk yi jant leen baax léegi tuuti publicité la ñu egg si ci xibaaru nasaraan yi ñun tamit ci ITV ñu leen koy may mbokk yi léegi jërë ngeen jëf merci beaucoup